salaamaaleykum gaz Sénégal salaamaaleykum gaz Sport Devant ñu leen di nuyu di leen ziar tey ñu ñëwaat sunu 58e émission Sport Devant tey daan ñëw waxtaanee école de football ancien international bu mu ubbi fii si Ndar si diwaanu Ndar bu ñu jógee foofu noonu waa ñu wax sunu waa li ay di jàmbat Sénégal Égypte ale bi di préparer retour bi bu ñu jógee foofu ñu tegee suñu Ligue 1 ak suñu Ligue 2 gars yi yow Mamadou Ba waa ku ko xamul mooy frère Ablaye Ba Mamadou Ba mooy ancien gardien équipe nationale Sénégal temps wu Kasper Zak temps wu Guy moom moo nekkoon Jaraaf comme gardien avant Jaraaf nekkoon na Linguère de Saint-Louis moo jooloon moom lañ doon wax Van der Sar kooku moo ibbi benn centre formation boo xamante ni centre formation boo ko déggee rek mooy xale dafa am pipi am benjamin am minime ibbi ko tuddee ko uni foot yaa tout am na lépp démb lañ ko doon def seen première partie fii si stade Maître Ablaye stade ya ma wàdd jërëjëf fa nga jëlee fa nga dellu see merci li moo tax dañu naan sportif les anciens joueurs yëpp ñi ngi fa comme ancien buteur Linguère ancien buteur Jaraaf gis naa fa ay ñoom Mara ñoom Maxime Isaan li extra mais xam naa daan fa ñëwaat incha allah gars yi suñu deuxième point mooy daj dëpp bi waaw balaa ma siy ñëw si Linguère si maa ngi ñëw maan Linguère si Sénégal Égypte mooy Égypte ak seen axe central yi seen ñett axe central yëpp dañ leen forfait kenn ki blessure la am kenn ki suspension kenn ki ay bakkan bi moom seen trois yi ki Ahmed la ak Abdou Amobiya ak Elwesen ñoom ñëpp dañ leen suspendre kon dina football loolu noonu wax da ngay jàpp am nañu point suñu deuxième point bu ñu ñàkk tamit suñu deuxième point waa bu ñuy amaat mooy suñu 12e gaynde suñu troisième point bu ñuy amaat mooy suñu étoile bu ñu defarul première chose mooy équipe bi premier mi-temps bi équipe bi baax na dafa am taxawaay bit dugg na mais am na taxawaay bul xool bit dugg na rek mooy équipe bi baaxul deuxième chose mooy ñun bu ñuy fubal si étoile Sadio Mané la ñuy fubal boo diggee si étoile Sadio Mané la ñuy fubal Sadio Mané exemple su fekkee tactique bii dina ko arrangé Aliou Cissé moom lay teg mais si rythme Gana Gueye la ñuy fubal rythme Gana Gueye waaw boo ko déggee mooy Gana Gueye mooy def premier bal bi mooy def première pression boum automatique jeu homme contre homme mooy njëkk a def pressing sa kaw Gana Gueye boo ko seetloo bu ñuy perte bal da nga koy gis bu nu amee bal da nga koy gis bu may dégg si plateau ñoo xamante ne waruñu leen jox sax micro si wàllu sport xëy na leneen mais si wàllu sport sa xol bi day jeex naan Gana Gueye lu tax ñi koy wàcc sa terrain ba ñii naan waa Gana Gueye war moom ak Nampalys Mendy ak Cheikh Kouyaté waruñu bokk terrain
man leen yéen den di def attention ñen jàngat exemple France mooy suñu exemple France Luis Fernandez Jean-Pierre Papin ak Platini bokk na terrain sa ñoo bokk poste nga ñëw ci Sénégal Salif Diao yow Aliou Cissé Pape Bouba Diop bokk nañ terrain sa ñoo bokk poste waaw lu ñuy wax na nga koy xoolaat bu baax ba pare naan lu tax Gana Gueye warul génn Gana Gueye soit entraîneur bi yow bu defee classement am danga koy bàyyi mu doxal li si biir terrain bi nag waa moom ngay wax ay yow ba pare en même temps seen plateau yooyu noonu damay dégg ñu naan kii 89 minutes Pape Gueye war a si dugg football ñu lay jàngal ba mu des 30 secondes si match bi nga bokk nan ñu xool ñi ñuy jox seen micro waaye rafet na trop nan koy xool gars yi en même temps Puma xaw ma dannu yàpp man xaw ma dannu miin quoi xaw ma qu'est-ce que ça passe mënuma comprendre ñun ñuy Puma Égypte du Puma Égypte ñu defal leen seen ay étoile 6 xaw ma 5 ñun defaruñu suñu ay étoile mel na ñun dañu ñëw présenté wu nii rek quand même nan si wax yaakaar naa loolu gars yi daan si jël exemple fédération bi en même temps gars yi bu nuy jàpp benn jour di ko alséré di ko teg pression Égypte mënul yéem ba yéem équipe bu Sénégal bi ndax jour yi ñoo gën a soxla match bi que yéen dem naa coupe du monde football naa coupe du monde jour yëpp moom lay rêvé nañuy jéem a wax lu baax supporters yi nañuy jéem a def seen liggéey joueurs yi def seen liggéey encadrement bi def seen liggéey fédération bi def seen liggéey man yaakaar naa sax ñu ngi def seen liggéey léegi nag joueurs yi ñoo war a incha allah daan def seen liggéey joueurs yi nag Aliou Cissé nag nekkul nag day dugg si biir terrain bi di kàjji bit bi muy dugg di def ay passes décisives am na fooy toll joueur bi mooy jël sa ay responsabilité Sadio Mané yàgg na ko def loolu doo ko sax wax ndax moom moo la gën a bëgg match bi yàlla noonu yàlla may ndam mardi incha allah yàlla noonu yàlla may ndam mardi incha allah gars yi ñu ñëw sunu ligue 1 bi ak ligue 2 bi championnat Sénégal nii la tëddee 15e journée ligue 1 bi Génération Foot ak Seneps Génération Foot moo ko recevoir dóor ko 3-1 jàmbaar Tëngéej moo ko fekki dóor ko 2-1 lii laa leen di waxoon naa leen que semaine bee passé équipe am na fooy toll waaw da ngay toog chargé bopp yi moo gën chargé tànk yi bërki démb équipe nationale waa ba mu ñëwee Aliou Cissé noonu la leen defal Tëngéej moo ko dóor 2-1 sa Tëngéej daf ko fekk Casa Sport dóor Stade de Mbour 3-1 Casa Sport waa nga dem fa rek 1-0 la Asmaak bu la recevoir mais daanu ñëwaat si Casa Sport incha allah sans défaite invaincu Gorée Njàmbur fekk dóor ko 1-0 Njàmbur mi ngi ñëwaat au moins am nga victoire dina la mën soqaliku boo recevoir semaine bi incha allah Douane Guédiawaye dóor ko 1-0 boo jegee si match bu mag boo moytuwul rek da ngay wàcc Guédiawaye Pikine Dakar Sacré-Cœur fekk dóor ko 2-0 noonu la rek boo jegee si match bu mag boo attuwul rek da ngay wàcc lu su mun rek mooy toog waxtaan feesal bopp bi
Linguère Jaraaf 1-1 nii la tëddee. Génération Foot moo jël P am 29 points. Deuxième bi Casa Sport 29 points ndax daf ko rawee ay bit. Troisième bi Guédiawaye am 23 points. Quatrième bi Pikine 22 points. Cinquième bi Jaraaf 21 points. Sixième bi Linguère 20 points. Mbour Petite Côte ak Ndiambour ñoo nekk suuf. ñu ñëw si Ligue 2 bi. Jamono Fatick Dakar Sacré-Cœur. Jamono Fatick Demba Diop moo ko dóor 2-0. Attention Jamono Fatick. Walidane Sonacos 0-0 boobu doon match en choc ndax P bi la woon ak 3 bi. Victoire la c'est Sonacos. Renaissance Port moo ko fekk ji dóor ko 2-1. Oslo Wakam fekk ji ko waat dóor ko 1-0. Amitié Kër Madior 1-1. Stade de Mbour Kees FC 0-0 ndax léegi gaa Mbour gaa Kees moom lay recevoir kon ñoo bokk seen terrain ñu niil 0-0. Dik Ñaari Tali 0-0. Ñaari Tali mi ngi ñëwaat c'est bien baax na. Premier bi Walidane moo am 30 points. Gis ngeen football waa nu mu yéemee. Walidane moo jël P am 30 points. nga ñëw si Ligue 1 bi kee am 29 points. Deuxième bi Stade de Mbour am 27 points. Troisième bi Sonacos am 26 points. Quatrième bi Demba Diop am 24 points. Cinquième bi Wakam am 21 points. Sixième bi Jamono Fatick am 20 points. noonu la tëddee gaay booboo doon 15e journée bi nanu góorgóorlu nani jéem a def lu baax di préparer match bi. Victoire nag noo ko amee baax na. bu premier mi-temps premier 15 minutes yi Sénégal Égypte au moins nan def benn réaction boo xamante ni bit bi day xeeñ. xanaa xamoo premier mi-temps bi Égypte Sénégal ale bi changement amoon na fa. changement xam nga lu tax mu amoon fa Famara Diédhiou coup franc boobu noonu bu amoon réaction rek changement dafay am. mais nanuy bàyyi xel léegi nag dootuñu wax que moo ñuy dóoral suñu bal arrêté. dootuñu wax suñu dernier passe ku koy def ndax àggagun fa. après daani ñëw ma wax leen lu tax àggagun fa. suñu bët yëpp nañ ko teg si màdd. yàlla na yàlla may na màdd. merci à la semaine prochaine.